ayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale ne boobaak léegi lu tollook juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci jot a dëddu waaye ni ki démb lu tollook juróom-ñaar ci ay doomi aadama itam ñoom ñoo daal di toftalu ci woowule lim fanweer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn cas positif la ñu am ni ki démb Ebola ca diwaan bu Guinée lu ni mel nag gouvernement ba fa moom moo ko xamle fa ñu naan zéro Corée rawatina nag ñu fu ñu naan Kouagué nag ca diwaan bu Guinée la nekk jamono yi may wax ak yéen mbokk yi jàppaleen ne lu tollook juróom-ñaari cas la ñu fa nemmeeku ci ñoom ñooñee nag ñett ci ay nit daal nañ ci génn àddina daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo wax ci leneen tey ji yemook fukki fan ak ñeent ci weeru février saa yu teroo nag xel yëpp dem ci Saint-Valentin di bés boo xamante ni aji bëggante yi dañ ciy faral di joxe li nga xam ne rek moom moo di cadeau ngir daal di feddali seen ak mbëggeel ak kan nga xam ne moom la ñu ko séqal waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di mag ñi am na ay kàddu yu ñu xamante ni rek daal nañ ko ci yëkkati li ñu xamle moom moo di mbëggeel lu ñu war di dund la bés bu yàlla sàkk bu ñu noppee ci mbir mu ni mel mbokk yi daañu wax lépp lu soxal wàllu tàggat yaram football jaraaf nag bu ndakaaru daal di am ndam ci kanamu FC Platinum daal di koy dóor benn bal ci dara ci coupe bu confédération africaine de football ci match aller bi mbokk yi lu ni mel ay tënk la buñ ci noppee daañ ci rek dikki li nga xam ne rek moom moo di yile jotaayu xibaar léegi-léegi ma dikk ñu faram fàccee jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu la ñu ko rek junjee woon Ebola diwaanu Guinée nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di gouvernement bi ñoom ñoo ko xamle lu ni mel ñu nga ko nemmee ko fa ñu naan zéro Corée nag ñu gën koo xam itam ca gox wa ñu naan Kouagué nag ñoom gouvernement bi ñoom ñoo ko xamle jàppale ne jamono yi nag lu tolloo ko juróom-ñaari cas la ñu fa nemmeeku ci ñoom ñooñee nag ñett ci ay doomi aadama daal nañ ci génn àddina leneen itam loo xamante ni mënees na koo jàppale ne ci atum 2013 ak itam 2016 lu tollook fukki junni nit ak benn daal nañuy génn àddina fa nga xam ne rek moom moo di diwaan bu Guinée nag te rek li nga xam ne moom moo di Ebola ngeen baal ma daal di leen di faat. ginnaaw gi ne ñu dellu si fii ci réew bu Sénégal wax ci loo xamante ne itam mi ngi ndengeñ réew mi di jàngoroy mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppaleen ne ni ki démb lu tollook juróom-ñaar ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci jot dëddu fanweer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn cas positif la ñu am ginnaaw bi nag ñaari junni ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benn test la ñu def ñu teewlu docteur Mamadou Ndiaye mi yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. ak téeméer ak fukk ak juróom-benn test yi ñu def. ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak juróom-benn fukk cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam mooy importé waaye am nañ ci ñaar téeméer ak juróom-benn ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn si malade yi ñu toppoon ci biir hôpital yi ak ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróom-benn fukk ak benn malade ñoo nekk réanimation juróom-ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb gaaw fukki fan ak ñett ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi ñu topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak benn ak juróom-ñaari cas ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom ak ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñett wér nañ ci juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci lalu hôpital yi.
hôpital Aristide wu Dantec foofee nag ay jumtuwaay yoo xamante ni daal nañ leen koy jébbal ñi def lu ni mel nag di association nationale des assistantes sociales du Sénégal li ñu ci jublu moom moo di lépp lu xeex soxal wàllu xeexu mbas mi gën a tar lu ni mel itam dina mën a tax centre de traitement ba fa nag ñu jël aji tawat ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk daal di leen di fàcc ci pàcc yu mucc ay bu ñu sukkandikoo itam ci directeur hôpital boobee nag di xam ne jamono yi nag cas grave yi képp dong ñuy jël Alxasan Ba ak itam Mohamed Saoudien ñu ngi fa woon bañ leen doon jébbal yooyu la jumtuwaay. assistante sociale yu Sénégal ñëw jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee feebaru mbas mi nekk fii ci l'hôpital Aristide Le Dantec ñu jàpp ni ñoom itam war nañ dugal seen loxo ci li nga xamante ni moom mooy xeex lii di mbas mi matériel bi nga xam ne fajkat yi daañ ko soxla ngir mën a gérer ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee feebar bi moom lañ leen andil. ñu jëndoon ay produits lu si mel ne ndox couche pour adultes un frigobar ay satala bouilloire électrique vraiment li nga xamante ni dina jariñ ñi malade yi tëdd feebar. ñun du tey rek sax la ñuy yëngu ci mbir mi depuis bi mbas bi duggee ci réew mi ñi ngi doon yëngu au sein d'un collectif boo xamante ne dafa regrouper képp kuy liggéey ci wàllu travail social xam nga corps bi léegi dafa yaatu. médiateur yaa ngi ci conseiller en travail social yaa ngi ci travail socio spécialisé éducateurs yi ñun ñëpp dañu manqué woon pour joxe suñu ndimbal au niveau du ministère defoon nañ fi des campagnes de sensibilisation. mu nekk li nga xamante ni personnel bi liggéeyee fii ci hôpital bi rafetlu ko directeur bi di xam ne ni sax hôpital Dantec bi nga xamante ni sax dugg nañ ci ñaareelu vague lii di mbas mi dafa renforcer lii di dispositif am CTE bi ñi nga xam ne ñoom ñooy cas grave yi kese. lay jël en charge. cas grave yi ci deuxième vague bi la gën a bëri donc dañu xaw a wàññi tuuti lal yi mais renforcer le dispositif donc am nañu fukki lal ak ñeent yoo xamante ne dafa am oxygène miral am juróom benn lal yoo xamante ne bu ñu la dindilee oxygène foofu lañ lay def ba keroog ngay négatif mais aussi ñu am ñeenti lal yoo xamante ne pour malades yi nga xamante ne réanimation la ñu nekk di wax ne fii ci Dantec taux de guérison bi en tout cas baax na trop parce que taux de mortalité bi xaw na faible ci ñun aussi bien ci réanimation bi mais aussi que ci malades yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci soins intensifs bu ci ñu tegal leen ay oxygène et cetera. association bi du hôpital Dantec kese la yem hôpital Fann itam jot na wàllam ci li nga xamante ni moom mooy li ñuy maye te ñi amee feebaru mbas mi soxla ko. Alxasan Ba ginnaaw boobule association nag di jébbal ay jumtuwaay ci yenn ci ay kër docteur yu fi nekk nag ci yooyu la jamono ci banlieue bu Ndakaaru rawatina ca Kër Massar foofe itam ñenn ci askan wa fa yeewoo jamono yi nag daal dina ñuy sofantal waame mi ci mim réew ndax itam lépp lu soxal li waa kër docteur santaane ci la jamono amul lenn loo xamante ni ñu ngi ko fi def ba tax itam ay ñoñu jëwriñ ñi nga xam ne moom lañ dénk wàllu njund ak njaay moom Aminata Assome Diatta amaloon ab doxu nemmeeku li diwaan ngir rek daal di joxe ay masque ñu teelu reportage bu Ndongo Ko ak Asmalik Diop. ras bu Kër Massar oto Njaga Njaay yi di yab ba fees di génn di wéy di dem apprenti ak coxeur yi fi daal dee des di wër boor bu ne ñii di ay client donte ni boolewuñ ko ak takk seen masque. client yi kenn ku ne balaa may départ damay contrôler oto bi xool ba xam su fekkente ni takk nañ seen masque wala takkul ku takkul masque ma ne ko takkal masque. damay laaj masque parce que bii dafa màgget suñu joxee masque bii am na 4 jours léegi. màggat bi moo tax may laaj masque pour dindi ko pour changer ko parce que lu am solo la. ci bile garage lii di sàmmonte ak digle waa kër docteur ngir wattandiku nag lii di mbas mi mel ni doon fi farata li nu fi nemmeeku moo di bàyyeeku gu mat sëkk ñi fi amee masque fa nu ko takk sax doonul fa nu diglee. feebar kay jar naa ragal moom mais xam nga rek boo ko takkee doo mën a nooy bu baax man yenn saa yi moom ma nee ay nit moom dama koy takk mais su ma toogee man kese dama koy dindi waa téye. xam nga foofu affaire nit ñi moom kenn ku ne lu nga gis ak lu nga gëm. moom ngay mën a doxee mais xam nga civil mënut a corriger moromu civil am waaw lan mooy yoon kenn ku ne dafa war a takk max loolu mooy yoon bu ñuy jàmbat dara lii am na wala amul yow aaral sa bopp. mu doon nag risque bu rëy ngir wàllante coronavirus daal dee am loolee waral ba waa kër ministre du commerce di Aminata Assome Diatta daal dee wàcc ci barab yi nga xamante ni dafay dajale ay mbooloo ngir séddale fa ay masque 10 000 masques yoo xamante ni depuis bërki démb ba tey ñu ngi koy séddale d'abord ñu ngi commencé woon ci lycée zone de recasement teg ci lycée franco arabe bi dem ci brigade gendarmerie bi dem aussi ci lycée Kër Massar 3 bi tey ñu wàcc ci garage yi
ak clandomane yi wàcc aussi ci garage yu Ndiaga Ndiaye yi daal ngir rek gën a sensibiliser population bi ñu gën a respecter gestes barrières yi. ñoom ñu ni nag waxtu bàyyeeku dafa daal dee jotagul ku ci nekk dafa war a dëgëral taxawaayam ci xeexu mbas mi. ndax tey boo jëlee téeméeri test wi ñu def ci Kër Massar ñaar fukk ak ñaar yi day positif ce qui veut dire que feebar bi mu ngi gën a law ci dëkk bi. comme mu ngi gën a law nag te xamuñu fu muy jóge fépp fu ay nit di daje rek dafay jaadu ñu dem fa waxtaan ak ñoom sensibiliser leen. ñuy woo nag képp ku nekkee ci garage bu Kër Massar ngir nga sàmmonte ak digle waa kër docteur ngir lii di mbas mi gën fee mën a teel a jugee. ginnaaw gaaru ceer wa nekk ca Kër Massar feneen diwaanu Ziguinchor xam ngeen ne dibeer bu nekk nag li nga xam ne ay jàbbala te mu nekk fa dañu koy daal di tëj ci lu ñu mel nag soxna ya nga xam ne ñoom ñoo fay jaayee lu ñu xamle moom moo di gis ñu ci ak ngaañ ndax itam dina mën a tax ñu gën a jege seen ak njaboot kàddu yi nga xam ne ka leen jiite moom mu ngi koy yëkkatee ginnaaw bi tam bi ñu doon jot ay jumtuwaay yoo xamante ni fondation bu première dame fii ci réew bu Sénégal moom moo leen ko doon jagleel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Babacar Dias. commerçant yi amuñu ba su noppalu du lundi à dimanche dañuy nekk ci marché yi amuñu vie de famille duñu xam li xew seen kër lépp lu ñuy def ci biir marché bi lañ koy def dañuy xëy suba nekk ci biir marché ba guddi la ñuy dem seen kër ngalla buñ leen mayee dimanche ñu war koo mën a jël marché itam il faut ñu am bés boo xam ne mooy dimanche dañuy wax may waa mairie ñu mën a pomper marché yi mën a désinfecter mën a liggéey marché yi métti na lool ci commerçant yi mais dañ koy muñ parce que nekk na loo xam ne tey da leen di arranger commerçant yi nañu dem nañ toog seen biir kër yi ñu xam seen doom yi si li ñu dund yenn saa doom ji jigéen ji rek moo koy yor wala bon bi yor ko mais boo demee toog journée lëmm sa kër nga yendu ak sa doom yi vraiment dafay baax ci ay xale te day tax xale bi mën a xam ne am na appareil parce que tey jii am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba 8 heures dem nañu marché la nañ fekk balaa ñuy ñëw 22 heures fekk seen doom yi tëdd nañu kon ñooñu bu ñu amee dimanche yaakaar naa ne amuñu lu ñu wax. mbokk yi leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar ni ki tey yem mook fukki fan ak ñeent ci weeru février bésum Saint-Valentin benn la ci bés yi nga xam ne ñu ngi ko jagleel mbëggeel fii ci réew bu Sénégal donte jàngoroy coronavirus mi ngi fii aji bëggante yi ñu ngi wéy di joxante li nga xam ne rek moom moo di ay cadeau suñu ay ndaw Maymuna Njaay Youssou Boro doxantu nañ ci yenn ci ay barab yoo xamante ni ñu ngi fay jaay lu ni mel ngir amal ab reportage ñu seetaan. ñu fekk ko mu jënd kadoom ba noppi ngir Saint-Valentin bi ab bouquet de fleurs boo xam ni nee na soxnaam la ko fas yéenee jox lii nag mi ngi koy def 2013 ba léegi yemoo ko bi muy door a takk soxna. bu koy xaar sax dama koy koj del ko préparé suñu dajale sax ma dajale ko parce que j'ai l'habitude moom fleur daf ko bëgg ci xolam xaw ma nag exactement lay teg ci moom mais moom bëgg na ko daal même bu Saint-Valentin damay faral di ko jënd lay fleur. soxna si moom it nee na ngir feddali mbëggeelam ci borom këram moo tax kurus yi ñu defaree xaalis la fa séenee jënd jébbal ko borom këram. dama joxe cadeau dañ may jox. bëgg naa sama kurus argent bu baax def sama turu góor rek jox ko jébbal waat daal yeesal sama njébbal. dama koy waaj noonu koy waaj tam ren sax nekk fi mais daaw fi la ko fekkoon mais defoon naa ba mu baax mais ren dinaa ko envoyé cadeau incha allah. boo demee ci boutique bi boo fa nee cëpp xam ni Saint-Valentin jot na fii nag ñu ñuy xamal ni ngir nga bëgg ci fleur yi foog nga commandé lu yàgg. day dox bu baax alhamdulilah incha allah. y a tous les prix. am na bu junni ak ñeenti téeméer am na bu amul plafond de waaw loo soxla rek waaw même bo am na ay góor moom ay ñaar fukki rose la ñuy jël. ñu dem ci beneen béréb boo xam ni nit ñi songo nañ ko ci jamono bi ñuy màggal feetu mbëggeel ñu ngi fii ci rue 6 bu Médina. Sénégal Saint-Valentin dafa nekk fête bu ñu fonk kon bu jege see dañuy préparer ay affaires pour Saint-Valentin ay cadeaux yu spécial muy góor muy jigéen xam nga commande yi tamit day bëri da ngay gis ñoom dañuy am seen choix ñëw commandé. toujours dañuy bëgg lu spécial soit seen jëkkër wala ñuy defal seen jabar ay cadeau jigéen ñi nag ñoo gën a bëri ci commande yi nag jigéen ñi ñoo gën a bëri li ñuy commandé góor yi par contre d'habitude ñoom affaire dernière minute lañu gën a mën dañuy bàyyi ba jour ji wala des ay benn jour dañuy ñëw jënd sur place mais jigéen ñi ñoom dañ koy préparé. mu mel ni mbas mi amul njeexital bu demee noonu ci fête bi nga xam ni moom la ñu jagleel ñi bëggante. pour man couple dañoo gën a jegante parce que ñi doon wàcc di jàdd yëpp jàddatuñu ñu ngi toog.
loolu day gën a tax famille bi doon benn xale yi gën a xam seeni papa ñëpp toogandoo en famille daal man pour man Covid bi ak kii bi peut-être am na benn kii bu gàllankoor mais am na lu mu defar lu bëri daal defar na famille yu bëri pour man. ah oui man même bu dul confirmation je suis toujours avec ma femme damay jege sama jabar amul benn problème vraiment. Saint-Valentin bi at bi ñu nar ko màggal ci jàmm ak mbégte couple yi ku ci nekk di feddali sa kóllëre moo xam ay kàddu yu neex yooyu yëkkati la wala sax ay cadeau yooyu jébbal ki nga nekkal. Maimouna Ndiaye kàddu yu neex ak itam cadeau yi nag ñi nga xam ne ay mag lañ daal nañ ci yëy yàbbi li ñu xamle moom moo di lu ni mel bés bu yàlla sàkk lañ war di ko dund ndax itam mbëggeel moom moo tëree noonu reportage Faty Dieng Ibou Diouf ak Amadou Ba. woon def lo diggante bi. waaye bokkul ak léegi lu nekk nga gis ko loo du loon gis nga gis ko xëy na seen gis-gis la. Saint-Valentin fête la bu nu jagleel ak yi bëggante yi. kenn ku ne ak sa gis-gis fête bu neex la waaye dañoo jàpp ne mbëggeel dañ ko war di màggal bés bu ne jaarale ko ci neexal wala sax jox cadeau ki ngay bëgganteel. ñii yàgg lool ci bëggante kenn ku ne ak say feem ñu ne fexe nañu ba xam nañuy def ba suqali suuxat diggante bi. waaye bokkul ak léegi lu nekk nga gis ko loo du loon gis nga gis ko xëy na seen gis-gis la. waaye ñun mag yi njëkk yi daaw ñu woon def loolu. da ngay seet li nga xam ne moom la sa ki ngay àndal bëgg nga di ko defal. Saint-Valentin fête la boo xam ne ñu sax bitim réew la bàyyeekoo waaye nag léeg-léeg da ciy baax nga taxaw xool ki nga nekkal ne ko bëgg naa la mu jóge ci sa xol dem ci xolam. ñoom nag ay fleur la ñuy jënd bu subaa mu dee bu subaa ñu sànni ko ca mbalit yooyu ñun xamuñu ko. vraiment loolu loo xam ne dañ la ko jëndal boo liggéey nga di ko jariñoo di dem di dikk loolu la ñu xam noonu. mais di nga fësal parce que di nga bégal sa jëkkër di nga ko toggal lu neex di nga ko may jàmm daal. ñi di joxe ay fleur ñeneen ñi di joxe ay chocolat wala sax takkaay wala koppar ñi yàgg ci bëggante ne Saint-Valentin dañu ko war a màggal bés bu ne. sëy boo ko neexalee rek mu neex. déggal sa jëkkër bu la nee bàyyil nga bàyyi yem ci tànkam yem ci lu mu la jox. di ànd ci fo di ànd di ree tey sax mën nañoo wax ñaari baat mu ñu mer boo liggéey ñu ànd loolu ndax kenn ku ne àddina moom toppante bi sago la. fukki fan ak ñeent ci weeru février bi dox na lool ci ñi yëngatu ci wàllu jënd ak jaay. Faty ñu des ci mbëggeel ba tey ñeneen itam aji way dencante ñoo jukki ab téere woo xamante ni ñu ngi ko dippee à l'école du mariage ci wile téere itam daal nañ ci jukki yenn ci ay yoo xamante ni dina mën a tax ñaari ay aji dencante ngeen baal ma di muñalante waaye itam li nga xam ne ay ndigg sërëx la te muy faral di nekk ci ab sëy naes la ñuy def ngir daal di koy moyu Ibou Diouf moom moo ñu tekkil dëxëñu ca woowule téere àndoon ci ak Amadou Ba. ci téere bi ñu duppee école du mariage ñaari bindikat yi di jëkkër ak jabar ku ci ne indi xalaatam ci ni nga xamante ne noonu la ñu war a taxawee ci néegu sëy. dañu seetlu ne bëri na ñu doon am ay jafe-jafe ci seen néegu sëy te loolu rek ñu gis ne jotoon na ñu taxaw xalaat ci li ni mel ngir fësal ay jumtuwaay yoo xam ne rek buñ ci sukkandiku mën a am sëy bu neex. Il faut avoir les outils nécessaires. Et donc c'est à ce titre que nous avons. loolu sax moo waral ñu publier téere ji nga xamante ne man ak sama soxna ñoo ko bind. Guide pratique pour réussir le mariage. ci téere bii nag ay digle yoo xamante ne rek dina tax ñu mën a moytandiku yenn jëfin wala ay wax yu ñagas loolu rek mën a indi ay jafe-jafe diggante aji dencante yi. bëri na lu ñuy toog ci bureau ya ak liggéey wala sax ci suñu bërëbu liggéeykaay. li des ci bëccëg bi nag la ñu ñibbi kër ga donc war nañu am jumtuwaay yoo xam ne rek buñ fa demee xam nan la ñuy toogee ak njaboot bi. ci biir téere bi fasal nañ ci lu aju ci wàllu xaalis goro yeeg jarbaat yeeg li ni mel ak yenn jafe-jafe yi ñuy dund ci biir kër gi loolu yëpp ñu daxañ ko ci bile téere. l'école du mariage Happy ak Elsom Tosdoro rek gis na rek ci biir sëy faw ñu xool jamono yi ñu mën a wax. jamono yi nga xamante ne rek noppi moo leen war ci lépp lu aju rek ci lay neexal seen néegu sëy
téere bii nag dañ ko jagleel xale yi ak ñi nga xamante ne rek dañuy waajal néegu sëy wala sax ñi ci nekk ñoom liñ ci jublu rek muy gunge leen ci ay jumtuwaay yoo xam ne mën nañ ci sukkandiku. Alors, cette inspiration vient d'abord de nous. waaw mënees nañu wax nag inspiration mu ngi ñëw rek ci li ñu dund suñu expérience ak li ñuy gis ci ak ñu dëkkal ñu ne nag mbëggeel moom dañuy war di ko suqali saa su nekk ba tax na rek ku ci nekk war nga xool jumtuwaay yi ngay mën a jëfandikoo. De pouvoir au quotidien de la vie du couple appliquer des choses qui nous permettront de réussir donc notre vie à deux. ñoom ñaar ñi nag dañu gis ne bëgganteeg cofeel doyul rek ngir nga mën a am néegu sëy bu neex foofu tamit ku ci nekk nga jéem a xam sa morom la mu bëgg ak la mu bañ su ko defee rek jafe-jafe mën a sori kër gi. leneen loo xamante ni nag Ibou Diouf ñu ngi koy jëfandikoo ci kër yi mu di cuuraay ci jamono yi nga xam ne itam seddaay bi mi ngi ci mim réew lu ni mel itam donte am na ci loo xamante ni mi ngi koy def ngir rek doomi aadama yi di xencu xet gu neex am na yeneen itam loo xamante ni njeexital la te ñu bëri ci askan wi lott koo xamle ba tax itam suñu ay ndaw doxantu ci aji jëfandikoo ji waaye itam ñi nga xam ne ñuy yëngu ci wàllu kër docteur Abdoulaye Diop Youssouf Baro. nekk na jumtukaayu jonge ba nga xam ni jigéen yu sénégalais yu bëri dañ koy jëfandikoo. cuuraay bu neex dëgg-dëgg boo defee tuuti rek mu jox la la nga bëgg mais mën nga ko teg noonu sax saa nga taal sax bàyyi noonu mu jox la xet gu neex gu jéggi dayoo. cuuraay ni ay tëggal combat bi cuuraay ay grand combat ay baxuur ay cuuraay Fatima donte am na njariñ ngir indi xet gu neex ci kër gi wante am na ay loraange jigéen gi amagul borom kër di jëfandikoo bis bi nekk cuuraay di ko dëggal. ku si yor xale bu ndaw wala sa ni jëkkër tam mun na am asmat te bëggu cuuraay bi balaa moo ñëw nga boyal sa ànd comme ça bu liggéey jee nga boyal sa ànd def sa cuuraay sa néeg taal ko xër néeg bi xam ne bu ñëwee xet bi rek lay sentir fekk saxar bi du ko gaañ. médecin bii di leeral ni ñàkk xam nu ñuy jëfandikoo cuuraay bi mën na jur ay gàllankoor lu mel ni intoxication du monoxyde de carbone. su fekkee am na lu ñu taal matière organique moo xam charbon la wala bant la wala loo xam ne daal day takk bu fekkee takkul ba jeex dafa am benn gaz bu muy dégager bu ñuy woowee monoxyde de carbone gaz boobu nag amul xeet donc mënuñu ko xentu du irrité maanaam du jàmm ay say bët wala say bakkan amul couleur aussi doo ko mën a gis. donc doo yéeg même boo koy nooyi doo yéeg ni yaa ngi koy nooyi. nee na sax gaz bii di monoxyde de carbone mën na lor nit ki ba faat ba kanam. mun na déparé ci ay loraange yu ndaw maanaam bopp buy metti wala ngay miir wala ngay am envie wocc wala ba nga wocc sax ou bien mun na dem ba nga nekk dans le coma. ou bien nga faatu si. bu ñu sukkandikoo ci journal bi di l'Observateur benn jigéen ak ñaari xaleem yu jigéen dañ leen a fekk ñu ñàkk seen bakkan te li ko waral mooy cuuraay boobu sax nee nañ moo rey benn couple ca Rufisque. médecin bii nag ni dëggal ni ngir ñu moytu intoxication de monoxyde de carbone nañu moytu këriñ bu fayul ba mu jeex wala ñu jëfandikoo gaz électrique wala sax ñu aéré néeg yi lu mat fukk ba fukk ak juróom ci ay minutes suba ak ngoon. aywa mbokk yi ñu jàll ci leneen wax ci wàllu tàggat yaram football mu mel ni nag jaraaf bu ndakaaru moom moo daal di daan benn ball ci dara FC Platinum ci match aller bi ci coupe bu confédération africaine de football jàppaleen itam retour bi daañ ko amal dibeer wi nga xam ne moom la ñu dëkkmal. mbokk yi ñu itam ñu jaare fa daal di buural wi la jotaay yu xibaar dig daje léegi-léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ngir jukkil leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf